am na beneen façon gi leadership boo xam ni ñu bari wax nañu fi lu noo wax manager wala gestionnaire. am na leadership boo xam ne c'est une forme de leadership ñu ko wax leadership transactionnel muy jëflante yi ngeen di jëflante ndax man fii ma nekk ñu ne ma communication dafa am service yu bari yu may liggéeyal service photo service relation presse service informatique ak yeneen ak yeneen service de veille stratégie damay ñëw dafa am nu may jëflanteeg ñoom noo xam ni il faut que ma liggéey ak ñoom ni ma liggéey ak ñoom nag ci aspect boobu laay mujjee ñëw mooy communication ànd ak motivation ma boole ñaari communication dafa nekk ci man mission de service public dañu jóge ci benn façon société dem ci beneen dañu jóge ci société de commandement nga xam ne see fay dogal wax la nga def dem ci société de convention muy ay démocratie de convention nit ñi kenn mënatu leen a force boo leen buggee forcer rek ñu génn ci mbedd mi ne la demal dañu la dénk mandat donc mandat boobu dafa laaj saa su ne nga wax ak ñoom ni leen fii laa toll ci mandat bi ngeen ma jox fii laa toll ci xaalis bi ngeen ma jox loolu c'est une obligation et ça place la communication au centre des enjeux de pouvoir. Communication boobu dañu ko articuler ci vision ndax président de la République dafa am vision boo xam ni moom moo lal programme am muy programme yooni yokkute mu am ni mu gisee réew mi ak ni réew mi war a doxe programme boobu nu def ko mu nekk ay objectif loolu mooy lu noo wax le facteur organisationnel la vision le lieu de la vision le lieu de la définition de la mission ak les objectifs objectifs yi moom la ñuy transformer en cible de résultat bu ñu jógee ci loolu mu am lu am solo loo xam ne ci wàllu communication dafa am njariñ bu baax a baax moo di ne yéen ñii bu ngeen bëggee Macky Sall fale mu nekk li seen mbébét mu yëg ko communication moo koy faj mooy dafa am direction bu yëg ci li nit ñi xalaat am li wàcc ci li nguur gi décidé nit ñi xam ko fu nguur gu toll nit ñi xam ko lu tax mu am solo mooy boo amee une stratégie pour ay résultats ak ay cibles de résultats même les priorités s'ajustent parce que li priorité tey mën naa bañ a nekk priorité dans 6 mois président de la République foog mu xam ko pour ajuster wu bu amul une bonne communication du ko mën a def moo tax dafa am lu am solo lii mooy le facteur évaluatif toujours may insister enquête d'opinion yi ngeen di gis ak revue de presse yi ñuy def ak écoute ak veille yi ñuy def boo ko gisee mooy ne dañuy jox président jumtukaay mu mën a xam lan la nit ñi soxla lan la nit ñi bëgg mu ajusté wu parce que dans une perspective de gestion par résultat le seul juge et surtout dans une démocratie le seul juge en dernière analyse ki nga xam ne mooy juger de l'action d'un gouvernement mooy population yi ak électeurs yi dans 5 ans ñoom lay jàkkaarlool ñu ne ko ah ñun li nga def kontaan nañu ci wala kontaan nañu ci dama bëggoon a wax ci aspect boobu pour nit ñi xam tamit importance communication bi nga xam ne moom la ñuy def ci présidence de la République solo bi mu am njiit lu tax mu am importance ma wax leen thème bi te ci lay mujjee moo di ne ëllëg jeunes yi fi toog ñoom ñooy décider ñoom ñooy définir ay programme te bu ëllëgee da ngeen di dem ci ay jeunes wax leen toppaleen ñu bu ngeen leen di wax toppaleen ñu il faut ngeen xam lu ngeen leen di wax da ngeen di diggee bu ngeen diggee bu ëllëgee loolu ngeen di diggee moom ngeen di transformer mu nekk en un programme politique bu ngeen defee programme politique
dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy def la mise en œuvre. La mise en œuvre ñi koy def mooy ñi amee l'expertise politique dafa am ba foo xam ne bu fa politique yeggee rek fa lay taxaw la haute administration mi nga xam ne moo amee l'expertise politique mu jël le relais. Le ministre des Finances, le ministre de la Santé, le cadre opérationnel ñi nga xam ne ñooy liggéey pour yéen ngeen mën a jariñu li nga xam ne moom la leen Macky Sall dig loolu nag dafa am lu mu laaj. li nga xam ne moom mooy les différents pouvoirs yooyu dama ko tënk ci juróom bi ci njëkk te mu am solo na ngeen déglu bu baax seen président lu mu man en tant que leader bi ci njëkk mooy le pouvoir de récompense. Le pouvoir de récompense mooy président gis na ne ñaan liggéey na sonn na trop mu jël ko ne ko dama lay def chargé de mission. pouvoir boobu président moo ko am mu xool Souleymane mi nekkoon Canada mu ne ko ñëwal dama lay def chef de bureau ministre conseiller ba mu yàgg mu indi ma ne ma dama lay teg sama communication moom moo ko man ñaare bi moom mooy le pouvoir de coercition moo di ne boo defee la ko sudut noonu nag ci fu mu la teg mu dal ci sa kaw. ñettee bi mooy pouvoir bu am solo mooy pouvoir de légitimité mooy légitimité bi mu am pour am loolu mooy 65% de sénégalais yi nga xam ne ñoo ko fal muy légitimité bu mu am découlant du suffrage universel nekk président de la république. ñetteeli pouvoir bu nit bu mu mën a am waaye bépp leader mën nga koo am mooy le pouvoir de référence. xam nga nit dina ñëw ne la toppama nga gis ko muy naan sàngara bu waxtu julli jotee doo ko gis mu julli mu ne la toppama nga ne ko lu tax ma di la toppa mu ne la diwee sama maam la diwee sama maam toppama nga bàyyi li ngay def topp ko waaw. juróomeel bi mooy le pouvoir d'expertise dafa am solo. Le pouvoir d'expertise foo dem duñu la juger dañuy wax ne xoolal nguuri Macky Sall boo nekkee ci lu bon ñu ngi wax xooleen nguuri Macky Sall boo nekkee ci lu baax ñu ngi wax xooleen nguuri Macky Sall moo tax ñun ñëpp dañu war a nekk des gens irréprochables, des gens exemplaires. ni Macky Sall men nit ñi men ko parce que mën nañu ko reprocher lépp waaye boo waxee ñu ne ku yaru la ku woyof la saaga bi baaxut rëy amu fi place parce que dans 5 ans ngeen xam ne nguur gi kat réew mee ko moom keneen moomu ko. nit ñi di wax ak nit ñi ubbi seen téléphone yi di demlante ñi fi newoon démb ñi ngeen nekkaloon ngeen bàyyi leen kenn. loolu la Macky Sall santaane wut leneen keneen ku fi def leneen liggéeyaloo Macky Sall na nit ñi xam ne ñun ñëpp nous sommes porteurs de l'image de Macky Sall ku ci def lu baax Macky Sall la nuy wax ku ci def lu bon Macky Sall la nuy wax ku ci wax lu bon Macky Sall la nuy wax. loolu mooy le premier sens de la responsabilité mooy responsabilité bi ñu am. ñun ñëpp mu tànn parce que mënoon na koo bañ a def man dafa falu dimanche lundi mu woo ma lundi matin astafirullah mu envoyé ma message ne ma ñib si dafa falu dimanche lundi matin mu envoyé ma message ne ma ñib si waaw moo tax yëg googu mu ma yëg ma wax ko tey yëg googu mu ma yëg ak ni mu daan def te masuma koo wax weer wu ne mu wooma ne ma Souleymane nu sa yaay def weer wu ne mu wooma ne ma Souleymane naka sa yaay def te am na ñoo xam ni ñoo tax li ma daj ci àddina rek ñoo tax ma tegoo ko wala ñoo ma ko teg bu ma gàddaayee ñoo tax ma gàddaay bu ma xeex ak Ablaye Wade ñoo tax ma xeex ak Ablaye Wade fekku leen ci mënoon naa ne falu naa sama yoon nekkut ci moom loolu ma wax ne loolu mu def
moom moo tax ba lu ma ko mën a taxawu dinaa ko taxawu, lu ma ko mën a liggéeyal dinaa ko liggéeyal, lu ma mën a defal Sénégal te mu permettre ma ko dinaa ko defal Sénégal te loolu moo war a doon sunu tâche ñun ñëpp. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax, maa ngi leen di gërëm di leen sant, wax leen ne nag stratégie, xam nga kii wut pouvoir mu nekk dans une stratégie de conquête ak kii am pouvoir mu nekk dans une stratégie de maintien bokkuñu doxalin, waaye waruñoo bokk doxalin. da ngeen di ubbi seen bopp APR parce que yaatu ubbi sa bopp moom la yàlla santaane. je pense que tey li ñu fi indi rek mooy ndaw APR ñoo fi ñëw tey fii ci Guédiawaye ñëw fi pour waxtaan ci sunu biir mooy waxtaan boo xamante ne mooy lu jëmal sunu parti kanam ak valeur yi président de la République doon wax ak éthique morale bu citoyen war a am. moo waral tey ñu choisir ay thèmes yoo xamante ne ci loolu la jëm mooy jeunesse et leadership politique. je pense que tey boo nee jeunesse nekkuñu jeunesse boo xamante ne dañ fi war a nekk di topp ay kilifa wala di topp ay responsable politique, mais dañoo toll si jamono boo xam ne jeunes yi war nañ nekk ay leader. mais leader nag balaa nga koy doon ci école ngay jaar mooy l'école du parti bi nga xamante ne sunu kilifa sunu honorable député Djibril Wal moo ko jiite. moo waral tey jot nañu teg en place ay modules yoo xamante ne jeunesse bi dinañ ci jàng xam nu ñuy defee politique, xam nu ñuy dimbalee population bi, xam nu ñuy dimbali seen bopp aussi, am benn comportement boo xamante ne moom la citoyen war a am ci réew mi. donc moo waral tey commission la ñu woon, benn comité lañ def mooy ndaw APR ñoo ci nekk, sama jigéen yi fi nekk, presque on était un comité d'initiative de 16 personnes. 16 personnes bu mu mënee dajale tey ndaw APR yëpp mooy firndeel ne képp ku jóg ci ñun mun nga def lu mel ne lii ci sa gox. warul yam ci Dakar, on peut faire la même chose à Ziguinchor, mën nañ ko def feneen dans les régions reculées du Sénégal. ndax suñu parti APR dafa am kuréel bi école du parti te école du parti bi nag maanaam tey moo amoon pour liggéey ak maanaam ñi nga xam ni mooy la COJER di benn kuréel boo xam ne xale yi APR yi ñoo ko def yàgg nañu di liggéey di yëngatu parce que ñun suñu politique du politique rek animation folklore xaw ma Sénégal ndax am na école du parti, mais école du parti bi nga xam ne yàlla moo def Macky Sall ci baaxaayam ak ci yéenam jox ma nekk directeur école boobu dafa fulaal trop wàllu tàngat maanaam militants yi ci seen xam-xam ci wàllu citoyen, parce que moo newul citoyen moo nekk politicien. loolu moo tax dañu am école du parti boo xam ne day def ay formation di tàngat militants yi ñu mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp ci wàllu parti bi lan mooy parti bi ak lan la tey jii nag thème bi ñu jël maanaam mooy ndaw ak njiit, parce que boo xoolee ni jamono yu toll Sénégal ñi ci ëpp ci askan bi ay ndaw lañu te ndaw ñeeg jigéen ñi dañuy ànd ak chaque fois da ngeen di jëriñoo ba noppi bàyyi leen fa. waaye bii pa guddi yi ñu toll bu ñu xamee ni que Macky Sall bi nga xam ne mooy njiitu réew mi après indépendance la juddu la ñëw àdduna, donc ñi ci bari bu leen màggatee ni mag ak ndaw la mais diggante papa ak doom. kon tey jii nag ñoom yoon wi ñu jël dañ ci jëlal place bu am solo muy jeunesse bi. ñooñ tamit nekkoon ay jàmbaar yoo xam ni yamuñu woon rek ci nekk ci terrain bi di animer di aar parti bi aar président de la République, fu ñu mës a faagaagal ñu jóg yëngutu. donc du ay doole ak sidit rek la suñu xale yi am, mais dañuy gëstu ci xam-xam. loolu moo taxoon tey ji ñu doon jox ay yóbbal ak ñi fi ñëwoon tey ji du ay ñu xaar ñu am xariñ ci wàllu maanaam xalaat ak réfléchir mooy ñoom Souleymane Jules Diop